jaajëf Aba Diatta waxtaan wi dañu koy door ak ñi daan liggéeyee ca SIAS Sotrac ama Sénégal xam ngeen ne kon nag fukki fan ak ñetti yoon janvier la ñu soobu woon ci ab xiifal mujj nañu ko dakkal ni ki rek démb gannaaw ba coordonnateur bi UCG Mass Thiam demee seeti leen waxtaan ak ñoom dalal seen xel tey ji àjjuma ji sax daañu sekk waxtaan bu sukkandikoo ci secrétaire général bu syndicat national du nettoiement Madani Sy ka ñuy waxtaanal moo di médiateur de la République waaye it yenn ci ay autorité ngir ñu waxtaane seen coow li ut ci ak saafara ba faw ñu teewlu ay kàddu moom Madani Sy. Vous avez vu ces travailleurs qui ont des 70 ans, 75 ans, 60 ans, grève am na toll ci 60 ans 75 ans xam ngeen ne dañoo ñàkk pexe waaye tey ci nag bu ñu recevoir coordonnateur bu UCG ngeen xam ne mbir yi yor na ko te it day wax ne père de famille la xam nañ bu baax a baax li muy def ci boppu UCG bi ñu ko yore léegi sunu xel dal na ndax interlocuteur la bu dal sunu xel bu valable it d'ailleurs am nañu ab ndaje ëllëg ak jàmm ak médiateur de la République ñoom Mame Makhtar Gueye suspendre nañ moo doodu bi waaye du caagi ne dañoo dakkal grève bi en attendant ñuy am ab solution ci wàllu wu ni mel. Que des négociations puissent démarrer. kon ña doon xiifal mujj nañu bàyyi xiifal ga coordonnateur bu UCG di ko rafetlu ndax nee na noonee rek lañ mën ñu def ngir toog waxtaan ut ak saafara Mass Thiam ay kàddoom ak Fatoumata Diop. Il était donc nous de notre devoir. Sunu devoir la woon ginnaaw dakk instruction yu jukki ci sunu ministre de tutelle ngir ñu ñëw dajeek ñoom ngir mën a jéem a trouver solution ci wàllu wu ni mel dakkal grève bu ni mel waaye itam daal di relancer lii di négociation yi nga xamante ne tàmbali woon nañ ko te it booy xool yàgg na 27 ans presque le def responsabilité gouvernement bi moom mooy rek daal di déglu askan wi honneur la ci man ñu mujjee ci mot d'ordre bi ñu yëkkati ngir ñu mën a dépasser période difficile bi en attendant di xool fu wànnente di mu jéggi gëtëm ndax dañoo nekk ci période boo xamante ne c'est pas trop propice pour ñu tàmbali ay négociations ñetti fan moo des ci local yi waaye dinañ ko relancer waat ngir ñu indi solution ci wàllu. Avoir l'écoute active des autorités. ci la député du peuple mu ngoog seen xiifal bi mujj nañu ko dakkal ndax tey jii dañu fas yéene toog ak le médiateur de la République. du solution ñu waxante dëgg. Mass Thiam coordinateur UCG def na njàmbaarte ñu ngi ko ciy sant médiateur def na li ko war ubbi leen ay buntam pour ñu dajale waxtaan mais du indi solution bi dara du ko indi lu dul génne xaalis fay leen seeni ay droit la ñoom ñoo ko moom dañ doon liggéey seen entreprise sàkku lu pexe dañ ko sàkkal wala dafa daanu mais en tout cas ñoom li ñuy laaj seeni ay droit la gouvernement bi leen ko war a jox nangu na ko lu ëpp ay ati at gouvernement bi na xam ni ci ñi doon def grève de la faim am na ci ñoo xam ne liggéeyewuñu Sotrac seen i bàyyi doon liggéeyee Sotrac ñoom ay jirim lañ am na ñoo xam ne liggéeyewuñu SIAS seen i bàyyi doon liggéeyee SIAS kon ñoom ay jirim lañ mais dafa bokk ci li ñu war a donn seen moomeelu papa loolu dañ koy comptabiliser ci seen moomeelu papa parce que seen papa moo ko moom gouvernement bi lii dafay wane càggante goo xam ni dañu koy sàggane ci ay dossiers yu bëree bëri tey bu fekkontoo ni aw nañu yoon maam xam nga dañuy wax liggéeykat yi nekkoon ci ay société yoo xam ne publique la mais noonu la sàkkane ci ñi nekkoon ci ay société privée yoo xam ne noonu la ñu sàkkale pexe fa ñu doon liggéeyee ñu wax leen fay seeni ay droit te fay ñu leen ko waaw est-ce que am nañu gouvernement bu ñu am yaakaar tey buy taxaw liggéeykat yi nekkoon ci privé bi tam ay jafe-jafe ñu dimbali leen weñ loxo société ba pour ñu fay leen kooku dina am yaakaar bu fekkee ñi doon liggéeyal ci public bi ci seen bopp muy ñi liggéeyal gouvernement bi ñooy daw ci ginnaaw seeni ay droit pour ñu fay leen ko gouvernement bi daf ci desee am volonté te boo jiitee aw askan seen nekkin daf laa war a yitteel ñi engagé woon pour fay leen bu ñu fi jógee itam xaalis baa ngi fi kees gaa ngi fi nguur gaa ngi fi état baa ngi fi république baa ngi fi nañ sàmmante seeni ay kàddu lillahi wa rasul dimbali ñiy fay leen seeni ay droit dañ ci amul benn volonté dañ ciy jubluwul lii nag moo mënta continuer boo demee jàngalekat yi ñoo ngi kaas yeneen syndicalistes yi ñu ngi kaas coow laa ngi ci wàllu pétrole bi coow laa ngi ci wàllu transport bi mais loolu ba kañ alors que yow li nga bëgg a faj ci ay soxla yaa ngi koy faj fay liggéeykat yi nii ak indi fi TER bi ak BRT bi nga xam ni Sénégal rek la am xamuñu kañ lay noppi lan moo gën a nekk farata mais parce que bu fekkee weñ moo la gënal nit noonu laa ko mën a tënkee xëy na sax du sens boobu la am mais bu la weñ gënalee nit war nañu xoolaat sa xel yow ak considération bi nga am ci nit parce que ñàkkuñu ku mën a jënd benn wataraay bu yam jam ñaajo gi ku ci mën a def junniy milliards mën a fay sa doomu réew yu la doon liggéeyal
lu matul 15 milliards nañu waxante dëgg dañ ci amul benn volonté ñiy fexe nag ñi dakkal seen grève de la faim boobu nañu xam ne am nañu lourde responsabilité parce que ay mag yi jëmmoo di grève bay xëm di dem hôpital dañ leen waroon a bàyyi ñu xëm ba jeex parce que jar na ko parce que guerre bi waratu am retour parce que li tax fayu ñu leen ba tey ñi leen fayul ñoo ko tey dañu amul yéene fay leen te bu ñu defee médiation itam ba ñu bàyyi grève bi itam ëllëg daañu delloo buum ci fa booy parce que li tax mooy ñi noppeeguñu pour fay leen ñu ngi campagne di yàq seen ay milliards nañu fay nit ñi seen ay droit Birahim xam nga yaakaar si médiation bi nga xam ne war nañ ko démarrer tey jii ngir ñu ni mel jot seen koppar yaakaar waaye tamit ba léegi damay taxaw di seetaan aussi parce que Mambey nit ñi dañoo war a fàttaliku nii gis nañ coowal SIAS bi ça fait 27 ans ñaar fukki at ak juróom-ñaar SIAS Sotrac toll na ci 20 ans ñaar fukki at ñaata at ñu nekk ci ay grève de la faim yoo xam ne dañ koy renouveler ñu ñëw am médiation wala waxtaan ñu dakkal ko ñu toogaat at wala lu ko tegal ñu demaat ci grève de la faim parce que la ñu waroon waxtaan fësaluñu ko wala appliqué wuñu ko ngir fexe ba ñoom ñu génn situation yi ñu ne médiateur dugal na ci loxoom tant mieux parce que xaw naa jooy maître Alioune Badara Cissé ndax déggumoon médiateur boobu ba léegi ci wàllu woowu ñu xamoon moom liggéey bi nga xam ne daan na ko def ci suuf waxtaan ak nit ñi ba jàmm dellu si ba pare doon wax nit ñi dëgg fa Alioune Badara Cissé di ñaan suñu borom xaare ko àjjana ki fa nekk jamono ji peut-être que jël na fonction mais fësagul muy le juge Demba Kandji ndax moom lañ ko remplacer def nañu benn acte ki nga xam ne moom moo jiite tey UCG am lu mu waxtaan ak ñooñu ba ñooñu ne dakkala gub nañu mais bu ñu dakkalee tamit Innocence Ntap mu ngi koy wax démb il faut nécessairement que ki nga xam ne moom mooy agent judiciaire de l'État parce que moom lañu dénk pour ñi nga xam ne dañ leen amel nguur amel leen ñu war leen a fay peut-être Bocar Thiam talagu ko ndax ma nga ca wàllug campagne bi maître Moussa Bocar Thiam mais nañu tal ñi nga xam ne ñoo ngi dee fi ñu toll nii nañu tal ñi nga xam ni seen borom kër ñàkk na bakkanam ci diggante bi muy SIAS muy ex ama Sénégal muy ñi nga xam ne ñoom ñooy ex Sotrac nañu tal ñi nga xam ne tey seen waajur wala seen soxna mu ngi woon ci wàllug liggéey boobu ñàkk bakkanam tey mu am ay bor yu gàllu ci seen kaw am na discussion c'est tant mieux mais que discussion bi na aboutir ci solution durable pérenne mais solution définitive ndax bribe de solution di maanaam jox leen benn tàngal ñu sex ne leen xaar leen bu tàngal bi jeexee ñu dellu soit ci li nga xam ne moom mooy grève bi mais jox leen li ñu war a dundee mooy tey fay leen seen bor bu ñu paree nag ci fay bor yooyu yeneen i sociétés yi nga xam ne tey ñu ngi ci ay difficultés ñu moytu sociétés yooyu dugg ci même situation que ex Sotrac wala ex SIAS et quand je prends des exemples damay faral di jël bosu King Fahd Palace nga jël ay IPRES nga jël ay poste tey y a des situations yoo xam ne ñu ngi fay am bu ñu continuer nii gis nga tey li daal waa ex Sotrac ex SIAS di nga xëy bés ñu ne la ex King Fahd Palace wala ex poste entre autres c'est parce que voilà moo tax justement nag fagaru moo gën faju et gouverner c'est prévoir attention à ne pas vivre la même situation dans ces autres sociétés yi nga xamee ni tey ñu ngi leen di ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe mais nañu régler seen situation régler ko définitivement mu bañ a doon benn solution transitoire boo xamee ni pour nëppal raxas lay doon après nga dellu soit ci même situation bàyyi waa ñu delluwaat ci xiifal gi wàllu politique sax la ñuy waxtaane bii la yoon ak fichier électoral bi jëm ci fiabilité bi ak transparence bi ca war a am Antoine Félix Diome jëru ñu dénk bi réew mi nee na xeli daal ndax lépp mu nga ca mënees nañu wax ne jëlim carte it téeméer boo jël juróom fukki jot nañu jël seen i carte kon kenn mënul wax ne kon dañoo téye seen i carte électeur mi ngi woon rek démb sa Touba googee nga xam ne ne ñu ca bëri ay abri provisoire la fa la ñuy voté ñu ngay sàkku ñu xoolaat bu baax organisation bi ngir coow ban ca am ñu teelu waay kàddoom moom Antoine Félix Diome ak Abdoulaye Diagne ñëwoon tey kon pour xool ndax matériel bi lépp yegsi na matuwaay yi nga xamante ni moo ci war ngir bu dimanche jotee incha allah électeurs yi war a tànn ñi leen war a taxawal ci conseil départementaux yi ci communes yi ak ci villes yi mën ko def ni mu waree te bi ñu ñëwee xool li nga xamante ni moom lañ ñu bindaloon ci ay kayit ni ñu jot na fee am loolu la ñu gis amul benn gox bu nekk ci Sénégal boo xamante ni matériel bi yeggu fa ci wàllu sécurisation bi fii si Touba muy beneen
dëkk nit ku nekk am nga droit nga ni kii lay votel ku la neex nga votel ko waaye nag kii lay votel te bu fekkente ni voté woo ko ma xeex ak yow ak foo mënti bokk yoon daf ko dàq rôle état bi la nag pour mu assurer la sécurité des personnes et des biens du loo xamante ni c'est négociable. le député du peuple mu mel ni kon benn fan moo des ndax samedi dañu koy noppalu ngir ñu dem ci vote bi fii nag bu tardewul ba noppi sax faw ñu ñaax askan wi ñu dem jëli ji seen i carte électeur. bu may déglu ministre de l'intérieur ay reetaan daf may jàpp population boo xam ni fukki millions ngi nit ak juróom-ñaar ci xayma ñoo fa dëkk. ñu bind ci liste yi weesuwuñu juróomi million ñu jot seeni ay carte di xaaj ba toll ci 2 millions ak juróom ak xëy na juróomi téeméeri junni ca ñoom daanaka 1 million dañ la bindal ni la mënoo voté nga ni distribution carte yi mu ngi dox normal est-ce que gis nga li ma la wax bu baax c'est-à-dire que mel ni comme ñiy dégg sa ay kàddu di ko recevoir ñoom duñu ay nit ginnaaw suba la élection yi tey le vendredi te ñu ni 50% jot nañu seeni ay carte mais yeneen 50% yi ana seeni ay carte dañu ko jëliwul dañu leen ko bañ a jox dañu ko tàyyee a jëli dañu ko yóbbu fu ñu xamul parce que bu mu ci doon hypothèse bu mën a nekk la parce que dund nañu ko ñoo xam ne xamuñu fu ñuy jëlee seen carte ñenn ñi dem ñu ne leen sa carte gisoon nañu ko fi tey sa benn frère gis ko fa ñu ne sa carte mu ngi fii nga ñëw fekkoo ko fa indi na coow lu metti bëkk dem bu yëmbal wala nga ñëw ñu bind jox la sa carte ba noppi ni la mënoo voté Mame Mbaye noo mën a voté depuis 98 ba léegi bépp élection bu fi jaar nga nekk électeur dem voté ji ku la neex tey nga amaat beneen carte bu bees ñu bindal la ci ne peut pas voter loolu nan la tudd. loolu fichier bu normal élection yu bëgg a leer yu ñu bëgg a amal dinañ loolu mën na nekk te nga voté ba nga juddoo ba léegi ba nga majoré ba léegi yaa ngi voté élection yi ñu bindal la ci ne peut pas voter loolu fan la tege et ministre de l'intérieur nee na lépp mu ngi tegu ci yoon normal dëkk bu toll ni Touba ak enjeu bi mu am ak yeneen gox yu xaw a mel ni ki moom bu fekkee vote bi ci ay abri lañ koy defee et nga ni lépp sécuriser nañu ko ça pose problème nit ñi nañu xoolaat bu baax vraiment souvent discours yi nañu koy décortiquer teguwul ci démocratie teguwul ci légitimité moom la ñu maam Cheikh doon jàngal ni suñu nguuru Afrique yi mën nañu falu ci légalité parce que xëy na fal nañu leen démocratiquement mais seen nguur amul légitimité population 17 personnes ña lay fal nga jiite réew mi bu ñu ëppul 2 millions ngi nit am nga légalité mais amoo légitimité mais loolu mooy li am ci élection yi te dafa rey démocratie ba mu dee maam boo seetee nombre électorat bi nekk Sénégal yépp ñu war a voté bu ñu matul 3 millions war a fal juróomi téeméer ak nangam ci ay nit yi nekk ci ay collectivités territoriales mais xam nga ñooñu falu nañu mais amul légitimité mais bu loolu weesoo manque de respect bi lalu ci ne peut pas voter laa xam lu tax Sénégalais bàyyi ko mu jàll noonu te kenn mënu koo kaas ku lu ñu wax ñu valider lu ñu wax ñun xanaa ñun valider moom dañu ko judduwaale ne peut pas voter c'est-à-dire loolu moo teguwul fenn ak càcc ci élection mënut a weesu loolu est-ce que amul candidat yu ñu bindal sax ne peut pas voter alors bari na ci ndaw yi nga xam ne ay cible lañu ci ñoom ku ne boo demee jël sa carte da ngay voter mais maa ngi mënuñu bokk ndey ak baay yow nga féeteeg pouvoir ba ñëpp xam ko man ma féeteeg opposition ba ñëpp xam ko exemple lay joxe yow nga dem jëli sa carte électeur gisaale sama bos ma ñëw di jëli sama bos ñun ma nekk fi wala ñu jox ma sama bos ni ma ne peut pas voter ne peut pas voter laa ni du dëgg ne peut pas voter du dëgg loolu gis nga coalition yi dañu ko war a xeex ñuy politique jiital ci président Abdoulaye Wade ak coalition wàllu nañ jiitu ci xeex bi parce que ñoom ñu ëpp expérience ci wàllu politique topp ci waaye Yewwi Askan Wi am nañu expérience parce que ñoom Khalifa Sall nga fa. mi ngi ci biir mais dañ xeex loolu ne peut pas voter loolu amul ci am réew. do nit ku juddoo ci réew gën a ëppoo ko fa lenn parce que kilifa nga rek ni ko yow mënoo voter man mën naa voter. pour lan. Birahim sa Koul département bu Tivaouane la féete Koul nee nañu 700 cartes électeurs la ñu fa sàcc ka ko xamle moo di maire sortant ba nekk tête de liste bu coalition wàllu Sénégal moom nag mu joxoñ baaraam moo di waa Benno Bokk Yaakaar ak secrétaire municipal ba Modou Fall maire sortant bay kàddoom la ñuy teewul. lépp juróom-ñaari téeméeri carte électeur ñu sàcc ko ca Koul maire dëkk ba di tête de liste coalition wàllu Sénégal joxoñ baaraamu tuuma coalition Benno Bokk Yaakaar. ki ma toogal ci commission bi dafa dem ci suba gi mu constaté que am na carte yu bari yoo nga xam daal ci yenn bureau de vote yi nekkatu fi sama secrétaire municipal mu ànd ak
ay xale yu góor yu armé wu ñëw carte ya fa nekk ni yëpp mu ramassé ko dem ak moom bi ñu defee décompte bi daal manqué na juróom-benn téeméeri carte ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent waa Benno Bokk Yaakaar mais ñoom donga gendarmerie tijji ab enquête ngir leeral mbir yi. enquête bi nag gendarmerie mi ngi koy def te ñun nag li ñu lay wax rek comme nous sommes des légalistes enquête moom bu xas a am dañuy bàyyi rek enquête bi jàll. ñu leen ni génn dal si nit bu amee kilifa gu mat day dal lu ma la wax rek jàppal ni lu baax la pour yow ak dal lay woote ndax nag ñaari fan yi ci des sax. Modou Fall jàpp ne Benno Bokk Yaakaar dafa bëgg saboter élection yi jéem nañoo jokkook ñi nga xamante ne ñooy waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñi ñu tuumal waaye dañoo xamle ni daal. mu ngoog sàccum élection yi ak nag transfert d'électeurs yi yaa ngi ko doon wax sànq député du peuple maire sortant bu Sédhiou Abdoulaye Diop moom la ñu joxoñ baaraam ne kon dafa jëlee ay militants sa Gambie googee nee nañu ñaareelam fa la dëkk foofee la jëlee ay militants fas yéene leen andi sa Sédhiou ngir nag ñu war faa mën a voté ña ko xam ne du samay kàddu ndaw yi coalition Nafoore ñoom ñoo ko xam le njiit la Jean-Pierre Senghor ñu ngi ko doon waxtaan sànq Birahim Touré ay carte électeur yi ñu wax ne dañu ko sàcc ay militants yi ñu war a jëlee ba Gambie ngir ñu voté lay xeeñ neexul de. ak ñaareel xam nga dafa am kàddu yoo xamee ni Aïda Mbodj ñu ngi koy nuyu da ko doon wax ma carte mon arme ma carte ma caution. gis nga Mambay sama carte électeur ñu bind ci sama tour sama sant sama bureau de vote fa ma war a voté c'est ma carte président de la République moomu ko candidat wu Yewwi Askan Wi moomu ko candidat Gëm Sa Bopp moomu ko candidat Benno Bokk Yaakaar moomu ko man maa ko moom te mooy sama ngànnaay gis nga on parle de 700 yu ñu réeral wala yoo xam ne ni amul ci bërëb bële Pierre Claver yi nekk ak waa Tivaouane mais man mi moom sama carte ala kuliyal da nga may jox sama carte ndax maa ko moom moomoo ko dama ñëw dugal sama empreinte jël sama photo bind sama tour signé ma mën signé wala ma bañ a signé sax ma def x ne peut pas signer sama âge nekk ci sama date de naissance nekk ci du kenn ku ko moom ku dul man mi nga xamee nag ne dañoo réeral sama carte danaa jaar fa mu war a jaar yépp ba ñu jox ma sama carte électeur maa xam kan lay votel wala ku ma dul votel wala ndax dinaa dem voté ji mais c'est un droit constitutionnel boo xamee ni dañu may sénégalais bu juddoo Sénégal yaroo Sénégal doon sénégalais ci ay kayitam ne ko am nga sañ-sañu def sa choix ci lu mu jëm ci wàllu ay élection am nga sañ-sañu def li nga xamee ni moom nga bëgg te du gàllankoor li nga xam ne moom mooy yoon lu mu la teg wala lu mu la tegul mais sur ce plan là gis nga accusation yi jóge ci opposition bi jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi bu ñu yem ci accusation boo waree porter plainte demal nga porter plainte ndax plainte bi dina aboutir wala dina am leen lu mu soppi ba léegi ban jàpp naa ni il faut poser un acte fort et majeur ci lu jëm ci wàllu woowu ba wane ni am na lu ñuy ruumalaat dina am wala du am boobu nag ça incombe au ministre de l'Intérieur bi nga xam ne moom mooy organiser élection yi wax na ne sur le plan matériel tout se passe bien fa ñu war a yóbbu matériel yëpp dem na fa c'est normal loolu ci processus électoral bi la bokk ministère am ak ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu woowu ñoom ñoo ko yore maa ngi wax bëkki dem def nañ fi benn séminaire entre préfet sous-préfet administration territoriale ci naka la ñuy demee ci élection yooyu mën a def li nga xam ne moom mooy distribution normale bu matériel électoral bi mais ce n'est pas seulement le matériel électoral qui fait une élection matériel électoral benn pàcc la ci élection mais lii gën a fës ci élection wala lii def élection mooy la disponibilité et la mise à disposition des cartes d'électeurs à l'ensemble des électeurs yi nga xam ne ñu ngi leen bind ci li nga xam ne moom mooy corps électoral bu Sénégal 17 millions d'habitants ñu ne le 6 millions yi ñoom ñoo war a voté teg jëm kaw ndax 6 millions yooyu jot nañ seen carte d'électeur mais prends le cas de Kër Massar nga xam ni dafa nekk département bu bees am ñu ne leen léegi ñi fa amoon carte d'électeur carte d'identité yëpp jàpp leen ni boobu valable tul dem leen ngeen wuti ngeen jëli seen carte d'électeur yu bees yi parce que dañoo am découpage administratif bu bees mais nañu accompagner ces électeurs là kan moo leen war a accompagner pas les candidats mais c'est l'administration centrale c'est l'administration territoriale c'est le ministère de l'Intérieur ba tey ji déggoo ñu def benn spot du tout ci li jëm ci wàllug gestion élection yooyu yow mi war a voter nan nga war a voter yow mi nga xam ne da nga am carte comme ni ko Mansour waxee ñu bind ci ne peut pas voter nan nga mën a def ba ñu mën a soppi loolu peut-être c'est trop tard on te dit que ba suba le 22 am nga sañ-sañu dem jëli sa carte
jotaguma sama carte naa dem fa mu ko war a jëlee buñ ma joxu sama carte am naa sañ-sañu jaar fa mu war a jaar ba ñu delloo jox ma sama carte parce que kenn moomu ko man maa ko moom. et ça je pense que il faut que Sénégalais yi de manière générale jël seen responsabilité ci wàll woowu bul xaar benn politicien bu bokk pouvoir wala bokk opposition nan la defee nii demal nga jëli sa carte électeur muy ki jàng muy ki jàngul muy ki jàng arabe ñi jàngul arabe ñi jàng tubaab ñi jàngul tubaab sa carte la yaa ko moom demal nga jëli ko. est-ce que El Hadj loolu bokkul ci li nga xam ne moom mooy andi ak fitna sàcc gi nga xam ne moom lañ ñu ngi koy romandaat waaye it transfert directeur yi ndax fitna gi ne meeku nañu ko sa Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Dias nag démb ay xeer la ñu ko doon da doon sóobu ci xaañante ay xeer mooy yenn ci ay militants yu nga xam ne taxaw nañu ko ne ko fii defoo fi dara ba am na si ñu nga xam ne jëlee nañu si ay gaañu. waaw mais xam nga fii defoo fi dara aju sànni xeer aussi faw itam ñu tàmmal suñu bopp combat de principe. mais pas combat boo xam ne def violence lay nekk souvent dañuy wax violence accusé ko di ko accuser politiciens yi mais ci ñun la commencé Sénégalais bi lambda man am naa droit contester la am naa droit dingat la mais ajuwul ci ma lay sànni ay xeer quand même bu ma la sànnee ñu ànd ak yow sànni ça pose problème noonu la mel itam vice versa ci politiciens yi souvent ñu bëri ci ñoom nanguwuñu ku leen critiquer nanguwuñu te ñoom dañuy fàtte benn affaire mam yow ñi ma woo tëb rek attaqué directeur général bu aéroport te deful dara ñi moo tëb attaqué directeur général bu yor benn société wala benn agence te jotewu leen dara parce que mu yor gestion di liggéey te amoo gis-gis ci gestion am mais ñoom ñoo dugg ci géopolitique politique mooy lan da nga ni askan wi ak am naa xam-xam ba noppi dénk leen ma li ngeen moom yéen ma téye leen ko ni ngeen ko bëggee mais askan boobu am nañu sañ-sañ di la laaj li nga leen téyele nan nga leen ko téyele mais léegi tey maire boo fi laaj mu def ko fitna ay militants am naan dañ lay song ay militants am naan mais li may wax toujours affaire nawetaan affaire locale quartier la koo fi song mu song la violence boobu moo mën a ñàkk mais maam fokk ñu dénoncer aussi dëkk bii nga xamante ni plus de 669 cartes moo disparaître 669 la waa ji wax moo disparaître ça loolu carte yi jaar non loolu musiba nu ñu koy waxee sax loolu scandale la boo xam ni kenn mënu ko imaginer 669 cartes électeurs yu ñëw sur place ba noppi kenn gisatu ko mu ni meng après ministre bi taxaw ni tout est ok. te ñooñu war a voter. est-ce que ñun Sénégal kañ la ñuy sérieux vraiment suñu démarche 669 cartes électeurs Birahim wax na ko sànq tey am nañu nekk ci biir Dakar fii nii te xamuñu fan la ñuy voter. oui changé nañu seen ay lieu de vote jox leen yeneen carte yu bees te amuñu benn information fi mu nekk nii xamuñu fan la ñuy voté te ginnaaw suba la élection yi loolu itam lu grave la beneen bi ci des mooy Birahim wax na ko sànq ni ko suñu yaay ay dëmbooj di waxee ma carte mon arme mais tey boo demee laaj sa carte ñun la nekku fi nga aw ci yoonu légal bi Birahim kan mooy yoonu légal bi sous préfecture ak préfecture commission distribution de carte ban pouvoir la ñu am dara dootoo jot sa carte ñu bind la ci sa carte ne peut pas voter et maam kan mooy organiser élection locale yi ministre de l'intérieur kii nekk tey ministre de l'intérieur tey ci Sénégal am na ñu bindal ci seen carte ne peut pas voter ñoom ñoo jëkk a commencé voter ministre de l'intérieur bu Sénégal tey ñoo ko jëkk a commencé voter ren ji duñu voter tey ñu bindal ko ci cartam ne peut pas voter c'est-à-dire que démocratie Sénégal moo sëngéem et puis li ñuy jox bopp defoog ni lu sérieux la du lu sérieux mooy li ñëpp bokk 669 cartes yu leer ñu après ñu banaliser ko noonu mu nar a jàll après soppi ko ci affaire fitna nangam mais xam nga li tax man la sànq maire bu liggéeyal doo ko sànni ay xeer bi fii nii ci foire bu Ndakaaru bii nii li fi am ci scandale li ñu baaxee tali bi coono bi ñu teg askan bi parce que Abdoulaye Diouf Sarr moom may concert waali gratuite loolu la kay man kay gis naa fay nit bi may ku fa ñu mee taxaw ni ko liggéeyoo alors que njombe gi mu indi foofu ci xataay ci dem ak dikk c'est-à-dire liggéeyuñu quoi laaj bi xew foofu mais bari woon na nit liggéeyuñu le député du peuple El Hadj Mamadou Mansour Diop rendez-vous liggéeyuñu 13h ci Zik FM 13h incha allah 9h ci liggéeyu ji fa la ay xol bi loo yor coronavirus dëkk bi toj ñuy tiit ci campagne bi élection yi nga maye concert
quel paradoxe. élection yi passé ñu naan ñu am ngeen cinquième vague wala beneen variant bu génne. 9e kay lañ jëm. Birame Ndiaye Touré. waaw ba si kanam incha allah. rédaction. Birame di xeex mbas mi ba noppi maye concert. digle cangaay de. mais nag bon sur ce plan là moom même France bi nga xamee ne démb ñu ngi ci record presque 470 000 nouveaux cas le 2 février ci février bi ñu jëm. lépp lu doon mesure barrière ak yooyu yëpp dañ koy jël. Omicron bi en fait nit ñi buñ ko tiit dañu def seen rôle. ci wàllu fagaru Sénégal du France. waaw mais yaa ngi nii am tiitaange ci 3e mandat wu 2024. te xam nga tugal gee booy bee ñi mu tudd sax 3e mandat ça n'existe pas ci seen vocabulaire. booy kii Omicron. booy Omicron. jaajëf ay dara par maa tëngu ci tàggat yaram.